lu fay antiguérisseuse soxna na fi Fallou Fall di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet dalay seetal ci alquran ndox suuf waaye yamul ci loolu yow mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi Fallou Fall yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi Fallou Fall ma nga ca cité Aline Sow golf wala nga jokk ak moom ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 551 34 82 wala nga woo ko ci 77 033 37 83. jëf mbokk yi internet yi amati mbégte ak kontaante bu baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di leen dalal ay kilifa wala ay ndaanaan yi nga xamante ne yéen a ngi leen bëgg a gis à travers Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu day lañu dalal kilifa goo xamante ni sénégalais xam nañ ko ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ci réew mi yàgg a taxawal diine di imam Ahmadou Makhtar Kanté tey nag moom la ñu dalal fii ci Sénégal Buzz 221 fas yéene séq ak moom waxtaan ci lépp loo xamante ni rek xew-xew la ci réew mi di actualité mën a jëriñ képp koo xamante ne mi ngi ñuy bàyyi xel tey nag moom la ñu dalal dañu koy bàyyi rek mu ndéek bokk internet yi oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax imam di la ziar. alhamdulilah rabbil alamin maa ngi ziar équipe bu Sénégal Buzz 221 yëpp di leen nuyu mag ak ndaw góor ak jigéen di nuyu itam internautes yi nga xam ne ñu ngi topp émission bi di sawar lool ci tontu seeni laaj. macha allah di sawar loolu tontu suñuy laaj comme ni ñu ko waxee rek tey bëgg nañoo waxtaanee ak yow lépp loo xamante ne rek actualité ci réew mi la waaye ñu dooree ci ak loo xamante ne ni ko démb ak tey sénégalais ñu ngi ci yéey ak yàbb muy mbiru li nga xamante ni élection législative yi nga xamante ni tey jamono ji sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar dégg ay kàddu ak xiro ak ngaayo bi nga xamante ne am na ci démb bi nga ko gisee sénégalais ku ci ne di ci wax ban jàngat nga ci am ak lan nga ciy wax ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais imam. jàngat bu njëkk bi soo ma mayee ma lancer appel au calme à la sérénité à l'apaisement appel boobu laay njëkk a lancé parce que ñu ni neen la réew mi la mu am benn xew-xew ci wàllu politique bu jaadu charte réew mi prévoir ko mu am calendrier ñëpp juboo ci te réew yi civilisé yëpp di ko doxalee noonu kon tamit warta nekk problème kon maa ngi woo ñëpp ci dal ku nekk tam ñu jox ko àqam ak yelleefam nguur gi garantir les conditions élections yi mën a jaar yoon ñi ci bokk yëpp kujje politique bi ku nekk mën cee doxal wax ak sénégalais yi lim ci bëgg loolu mooy premier appel bi deuxième bi mooy pour man Sénégal war nañu dépasser chaque fois bu ñu nee élection rek fitna daanaka at bi ko jiitu at bi ci topp parce que am na ay réew yoo xam te nekk nii ay centaines de millions d'habitants yoo xam ne dañuy def élection suba sa ñëpp dem liggéey kon nag Sénégal mënuñ tout le temps di wax fii pionnier la ñu nous sommes des démocrates nous sommes des exemples dans le monde te sax mënuñu organiser élection yu apaisé kon nag man gis naa ni loolu mbiru cuune mi ngi ciy bëgg a dugg kon nag nañu teg lépp ci yoon def élection yu normal parce que élection lañ soxla parce que bu ñu amul élection duñu mën a tabb ay nit kon tam ñi yore réew mi de façon légitime duñ ko mën a am loolu tam bu amul lan mooy am chaos jungle paddante te loolu bëgguñ ko ci réew mi te loolu bëgguñu ko ci réew mi oustaz macha allah mais à chaque fois ni ko sénégalais waxee rek coow li c'est pas la première fois mu fi am bu ñu xoolee jàngat bi ñu bëri joxañ baaraamu tuuma ñi nga xamante ni ñooy gouvernement bi ndax it à chaque fois ñoom ak opposant bi sénégalais yëpp xam nañ ne mënuñoo ànd mais rawatina bu élection jubee problème bi ndax li sénégalais yëpp wax joxañ ko gouvernement bi côté boobu da nga ciy d'accord. xam nga bu ñuy wax démocratie loolu mooy ni day am ñu yore nguur ñu voté leen ñu yore nguur mën na am sax ay jamono ci opposition lañ nekkoon kon ñoom it bu ñu fàtte mukk loolu am na nu réew mi doon tëddee bu ñu jëlee kaaw Sénégal actuellement kon président Macky Sall fii du fi nekk président kon nag li garantiroon réew mi ba moom mu mën a dem jongante dem ci kujje politique ginnaaw li ko Ablaye Wade defoon ci régime am mu nekk tam sénégalais comme ñëpp màggee fii ci Kaolack ak Fatick ñëw fii Dakar jàng fi Sénégal defal ko loolu yëpp ba mu nekk fi président nekkoon fi maire ministre ba président Assemblée nationale kon kooku warul def dara luy gàkkal Sénégal luy yàq xarkamu Sénégal déedéet waru ko def le pays lui a tout donné
kon nag léegi li ñuy séntu ci moom fi mu nekk nii mooy mu bañ a fàtte mukk ne moomul réew mi du buur. mooy que président la dafa war a garantir des élections apaisées. transparentes muy élection locale législative muy présidentielle. kenn waxu ko na am cofeel ci waa opposition. li ñu ko wax mooy mu respecté leen. jox leen seen àq ak yelleef. ñu doxal ñoom nañuy doxal comme ni ma ko waxee comme moom démb ba mu nekkee ci opposition. na mu doxalee woon. léegi nag terewul opposition tamit li ma leen di wax mooy. nañu doxal de façon responsable. en respectant la réglementation. dossiers yi ñu war a fournir ñu fournir ko à temps. et cetera loolu tamit il faut que ñu lancer leen ko parce que ñun ñu nekk côté société civile. ñun. am nañ sañ-sañu lancer appel boobu. des deux côtés. des deux côtés macha allah mais bu doon benn message boo xamante ni tey yaa ngi koy yónnee ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi ndax it gis nañ mbir fu mu mënti yegg rek dernier kàddu bi ci moom lay des tey bu doon message boo xamante ni rek yaa ngi koy yónnee ngir mu gën a sensibiliser ñi nga xamante ne dalal xelu sénégalais lan lay doon. mooy li ma wax rek. am na loo xam ne sax warul nekk wax. na garantir rek. des élections transparentes. donc toutes les autorités de l'État. nañu def seen liggéey. ci échelle bu nekk ci hiérarchie bu nekk. te mu bañ am benn influence. ci ñi nga xam ni ñoo war a yore mbiru élection. ñu doxal seen liggéey de façon libre. n'est-ce pas transparente. kon loolu du sax ay wax mais ay jëf la mu bañ a interférer moom parce que fi mu nekk nii moom. candidat la ak coalition ci élection yi mais président la d'abord. le chef de l'État du Sénégal. donc moom dafa war a garantir des élections transparentes et équitables. li ci des mooy na lancer ay messages effectivement positifs et d'apaisement. mais boo seetee léeg-léeg par exemple fan yële bi mu fa lancer message bi damay révoquer tel ou tel maire et cetera waxoon naa ci benn média que ni du message yooyu la ñuy séentu ci moom. bu fekkee am na maire boo xam ne dafa jalgati yoon. mais am na lu charte tëral. na président wax rek ne na ku nekk sàmm charte. ku jalgati charte tamit. teg la ci yoon ñu teg la ci yoon. mais moom le fait que mu dugal personnelam. personam ci biir ñooñu parce que ñooñu ay opposants lañu. c'est pas une bonne attitude. c'est pas une bonne attitude macha allah muy kàddu yu am solo waaye pour xaw a jeexal ci point boobu rek nga xamante ni tey mooy di wàllum législative yi ñu gis beneen xaar kanam beneen taxawaay boo xamante ne xëy na jeune Sénégal tey noonu la ñu taxawee ngir am baat fële nga xamante ni tey moo di assemblée tey taxawaay boobu jeune Sénégal am ngir noppal ñi nga xamante ni moo di mag ñi ci kàddu sax lañ ko mën a waxee noonu naka nga ko gisee ci jeunes yi nga xamante ni tey noonu la ñu motivé woo ngir jëm fële ci assemblée. mais seen àq ak yelleef la. te lu jaadu la. te réew mi ci seen loxo lay mujj. kon dañ ko war a waajal. boo commencé wul léegi di intéressé wu ci institution yi nu ñu leen di yore. ak lu fa nekk ak dossiers yi. ak fan ngay jaar ba mën a falu. kon doo ko mës a mën. te ñi ngay gis nii tey ñu nekk mag ñëpp tey ci quel que soit niveau bu ñu nekk ci wàllu institution publique yi. ay ndaw la ñu woon démb. nekkoon ci di politique. kon ñoom tamit waruñu gis. que ni benn genre combat de génération la. mais lu normal la que mu am relève. jeunes yi assumer seen responsabilité. mais man li may wax jeunes yi rek mooy nañu nekk ñu responsable. am rigueur. moom lay wax yenn jeunes ma gis leen fii ci mbedd mi ñuy déconné rek ngeen baal ma wax man leen yéen li yoru réew de. mun leen critiquer ñi nekk ci kaw. ba pare ci suuf déjà ngeen ni doxal ak manque de rigueur. et cetera donc loolu c'est important sinon Afrique dañuy jàppee trop Afrique pour nga nekk fi mu kàllaaf yombul. lu tax yombul. ba ngay am 60 ans sax laa la wax. day ñu ne wuyu sa papa. waaw sa yaay day nee na lii gënalu ko. dañu gaaw a jël ay responsabilités. jox ko jeune maa ngi joxe exemple Macron. France du pays bu ndaw comme c'est vrai que nekkatul puissance kii. c'est vrai mais du pays bu ndaw. Macron bi mu nekk président ñaata at la. waaw yàgg na. bi mu nekk président il avait juste 30 ans. waaw. mu yore pays bu mel ne France. mu ngi nii am deuxième mandat de. tey Afrique montre. nee naa la ba 50 ans 60 ans ñu ngi lay xoolee ba tey. bëtu xale. moytu lii bul waane lu. bàyyil mag ñi njëkk a wax nangam. su ko defee. yooyu daf ñuy indil ay gàllankoor. kon nañu bàyyi jeunes yi ñu exprimer. seen engagement politique. encadrer leen. bàyyi leen ñu jël seen cër ci réew mi parce que comme ni ma la ko waxee. réew mi seen réew la parce que boo nee réew moom. jeunes yee tax
ngay wax parce que ñoom ñoo ko war a aar ñoo ko war a sàmm ñoo ko war a doxal. macha allah muy kàddu yu am solo ba tey ci fàttali rek ñu ngi dalal imam Ahmadou Makhtar Kanté fii ci Sénégal Buzz 221. man mii nag ci jeunes yi laa bokk tamit de. ah mais bien sûr yaa ngi ci jeunes yi yaa ngi ci jeunes yi karaw gay xaw a teel a weex nii rek mais yaa ngi ci jeunes yi macha allah waaye aussi ci beneen point rek boo xamante ne bëgg naa ñu laal ci fan yee ci ginnaaw mu juróon fi polémique ak coow ci yenn oustaz yi nga xamante ne ñu ngi leen di gis ci plateau télévisé yi kàddu yi nga xamante ne nag yëkkati woon nañ ko fi ci sant ki nga xamante ni moo di le président de la république donte ne nit ku ne am nga droit sant ki nga bëgg mais sénégalais yëpp déggee ci neneen noo xamante ne dafa ñàkk war ma ci kàddu yooyu noonu tey en tant que imam wala oustaz doon idole ci li nga xamante ne moo di diine ndax kàddu yu mel noonu war na ko yëkkatee ci télé ba sénégalais dik ci mere. kàddu yi nag dëgg-dëgg déggalu ma ko sama bopp. mais dégg naa commentaire yi. dama xamul ne soo mënee tënkal lan la wax dafa ne mi ngi sant président ci lu mu ko jox wala. mi ngi sant président de la république. ci li mu ko jox. ku mu naqari nga génn Sénégal dem beneen réew. waaye di gërëmaat aussi ki nga xamante ni moo di première dame ci teraanga yi mu koy jox. ci noonu la polémique bi juddoo ku mu naqari nga génn Sénégal dem beneen réew ndax nitu diine war na toog ci télé di yëkkati kàddu yu mel noonu. déedéet rafetlu ma ko. rafetlu woo ko. rafetlu ma ko dara. amaa nag léegi sant ku la defal dara. loolu lu war la sax. lu war la ci l'islam. waaye même boo seetee sax tamit même sant boobu tam ak ñi ngi ko seqal rek. tey fekkee ni président daf la defal dara. bam la koy defal. woowul Sénégal yëpp. kon tu n'es pas obligé di ko sant ci kanamu Sénégal yëpp. su fekkoon nag. daf la woo ci kanamu waa Sénégal yëpp benn audience bu officielle wala xaw ma benn cérémonie bu officielle. ne la yow oustaz sa njëriñ ci réew mi tax na ma defal la nangam. kon boobaa sur le champ foofu ngay koy sant. comme dans tous les pays civilisés. kenn du ci gis benn problème. mais suñu problème bi xam nga mooy leen Sénégal. c'est que souvent ñi yore pouvoir bi. dañuy defal koo xam ni wala pour njëriñ kenn ci dara muy ci diine muy ci réew mi. pour d'autres raisons. moo tax d'ailleurs ñoom loolu duñ ko def mu nekk lu fës. kon boobaa tamit. oustaz yooyu wala ñeneen ñu mën a doon. kon tam nañ ko séq ka leen ko defal ak fam ruq ba mu leen ko defalee. ak la tax moom mu defal leen ko. voilà kon waratul nekk benn expression publique. kon déjà man foofu moom danaa ko fa ŋàññ oustaz boobu. ba ko Macky di defal loolu ak jabaru Macky wowul àdduna. kon tamit na ko sant gërëm ko ca ña ko fekkee. mais aussi tey première chose deuxième chose. ku mu naqari génn réew mi. loolu du waxu teggin. du waxu teggin. oustaz da nga war a wax lu rafet. yar ak teggin. wax lu wormaal nit ñi. rafet njort ci nit ñi. bon jàppal sax ne naqariwul kenn. parce que loolu la ñu islam jàngal lu tax nga jàpp ne am na ñum naqari ba nga naan leen su leen naqaree ngeen génn réew mi loolu xas la. waaw léegi nag waxoo pan ndeysaan léegi oustaz yu bëri jaay sanse ak xasante. la ñu jiital. c'est malheureux. c'est malheureux. mu doon loo xamante ne aussi sénégalais duñu ko mës a rafetlu waaye à chaque fois rek dafa am fu ñu leen féetalee muy koor gi rek la ñuy nangu ne oustaz yooyu ay nit diina leen ci réew mi dañ koy faral di dégg bu koor gi di waaj a dem. ñu naan leen seen weer jeex na. loolu tey ci taxawaayu oustaz yi la wala ci taxawaay ñi nga xamante ne tey ñoo war a jox nit ñi diine gi ni mu waree ba tax ñu leen di jox kàddu yooyu ban jàngat nga ci am imam. waaw ci ñaari côté yëpp la. benn bi mooy sénégalais yi. bëgg nañu diine. mais seen culture ci l'islam dafa des trop. waaw donc dañuy jaawale yu bëri. di soobantal yu bëri. di jox priorité loo xam ne du priorité ci diine. di réyal loo xam ne tollul noonu. di sonn ci loo xam ne du farata. ba pare di soobantal farata. di jaxase bidaa ak lu wér. mi ngoog donc sénégalais yi seen culture islamique dafa faible. dafa faible léegi tradition lañ gën a miin. ak yu mel noonu su ko defee moo tax ñoom tam ñuy jox yenn weer yi. oustaz weer bi nangam. keroog am na xale bu ma laaj fii ne ma est-ce que xam nga ni jeunes yi dañuy wax tëj saison. waaw ma ne ko luy tëj saison. mu ne ma mooy comme koor day waaj a dugg te da ngay jàpp sa bopp ak yooyu. noos bu rëy. avant koor gi ma ne ko déedéet ma ne ko bu doon ci diine kay au contraire. waajal koor. mais tëj saison. léegi nag pour dire que yooyu yëpp te sénégalais yi def yooyu yëpp jàpp nañu amul benn contradiction entre loolu xaw ma ñu ngi koy def ba léegi de. mais même bisu korité ci ngoon gi ñu woote ay Sorano ay xam nan ay fecc ak ubbi saison bi kon xamuñu luy weeru koor. mooy li ma la wax culture bi moo manqué. weeru koor dañ ko jàppee xiif ak mar rek ak gisoo dàq koor. tàkkusaan nga daw dem fenn fu sedd toog jàpp sa bopp. waaw mel ne ku deele kenn di xaar ndogu donc guddi gi nga bañ a tëdd. mais moo nga teel a tëdd. pour mën a naafile yeewu fajar bañ a tardé fajar
guddi gi yëpp nga bañ koo nelaw nelaw moitié journée bi et cetera loolu Sénégal yi kon problème de culture beneen côté bi oustaz yeeg imam yi ñoom tam seen discours ak seen pédagogie ak luy jox sénégalais yi yee leen ak cafka l'islam ñoom tamit dafa des loolu moo tax xoolal waxu oustaz boobu nga wax xoolal wax bu mel ak yéen gis nga temps yi oustaz yi li ñuy waxante seen biir udalante nit ñi say noonu tey boo toogee gis lii ñu ne la diw li nga xamante ni daal moo ne ci alxuraan te nit ñi war ko xam sa raar ñu tegal ko nit ñi ci table bi kon tam c'est normal que nit ñi des ci seen ignorance ci l'islam ba pare di leen acté façon bu woyof boobu am nañ ci responsabilité bu rëy oustaz imam yi buñ ko jooytu fenn de am nañ ci responsabilité bu rëy waaw am na nu ñu doon mel rek nit ñi di leen gën a jox cër gën leen a wekk nitu diine wala oustaz war na ndax mën na toog ci télé di yëkkati kàddu man la oustaz fashion oustaz bi xew waaw gis nga voilà xool ngistal boobu bon xam nga sénégalais itam farceur la ci entre guillemets bon di nga dégg ku la wax ne non daf ko wax rek pour xumbal affaire yi nangam ak nangam mais discours l'islam boo koy incarné xam nga bu ñu xasee ne oustaz imam sëriñ et cetera dañuy xaar ci yow discours l'islam bu sérieux bu solennel firiwul fu ñaaral fas sa kanam tamit voilà mais en même temps discours l'islam comme discours diine la am na solennité bu mu àndal ni nga xamee ni même bu dul diine tey jii boo demee tey ci benn prof université wala nga dem ci xawma lan beneen secteur bu ñuy wax ci seen matière dañ koy jox àqam wax ci ak sérieux kon nag léegi nga bëgg wax nag ci diine wax bi yëpp diggante góor ak jigéen ay futteeku dégg naa benn oustaz bi nekk foofu di expliquer jigéen mën na jaay boppam beneen waa ji naan ko non ñaata fan nangam keneen ki ne mën nga sax lekk sa moroom sa yàpp moroom bu ngeen sonn yooyu yëpp nga xam ni boo seetee ba seet buzz bi ak TikTok xaw ma yu mel noonu am na oustaz yoo xam ne daanu nañ ci piège boobu ba discours l'islam dëgg bi yee nit ñi te discours l'islam boobu dafa war a ànd ak ni alquran indee discours am ak yonent ni ñu doon wax ak nit ñi loolu ñu bëri bàyyi nañ ko di wax ak li nit ñi bëgg a dégg ak li xew ci jamono parce que dañuy bañ a wéet ak tam dañuy bëgg a xumbal pour muccaat yi nga xam ne dafa ànd ci xumbal boobu maanaam ci ay nit ci ay poche ak ci ay xaalis ak ci ay célébrité ñu am ci macha allah aussi muy kàddu yu am solo yoo xamante ne xëy na ba tey rek lu ñu ci ñu ngi koy waxee bu ñu dalalee kilifa wala ndaanaan bëgg nañ képp koo xamante ne rek yaa ngi bàyyi émission bi xel nga jàng ci jëriñu ci waaye kàddu yi nga xamante ni imaam yëkkati na ko fi jàpp naa ni képp koo xamante rek yaa ngi ñuy bàyyi xel di nga ci jàngu jëriñu ci muy kàddu yu am solo waaye ma tëjee ak moom rek ci point boo xamante ne aussi ci actualité la waaye bi pa dafa jéggi fi nga xamante ni imaam moo di Sénégal dem bitim réew fële ca Dubaï dégg nga li nga xamante ne fan yi passé moo fi xew ñu tudd ci ay doomu sénégalais ci jëf ju ñaaw ja nga xamante ne moo fa nekk ngir alalu àdduna imaam ba nga yëgee loolu nu mu la def ak yan kàddu nga ciy yëkkati bettuma te dama ne sax gisaguñ dara parce que ñaawteef yooyu day gën di fés di gën di tar di gën di ñaaw ba àdduna di tukki ñun jànkal téere yi xam nañ ko gis nañ ko ci téere yi ci alquran ci hadis nit ñi danañ dem ba àdduna dina jaral lu ne kon nag loolu bettuma ñaareel ba ñëpp xam nañ ne yooyu dafa xew ci àdduna ci gox-goxaat yi mu des nag léeg-léeg am lu ci feeñ waaw suñu réew bi Sénégal kan moo xam ruq-ruqaat yi di fa nekk yëpp léeg-léeg am lu feeñ xam nga mi ngi noonu ba tey jii Sénégal jaay sa yaram daanaka daf fee dagan te boo xasee ba may jigéen mu jaay yaramam mën nañ ko def loolu ne kon loolu xew Dubaï pour man prostitution la rek ay jigéen yoo xam ni àdduna daf leen jaral ñuy nangu loolu léegi nag léeg-léeg ñu xeexante seen biir ñoom wala mu am benn ku ñuy tuddee influenceuse mu am lu mu soxla ci xaalis ak nombre de vues bu ñu ko laaj mu fuiteel dara wala filmer kenn te yëgu ko noonu lay demee mais gis nga ñi génne vidéo yooyu da la lenn wóor mooy amul ci kenn koo xam ne ba muy génne vidéo yi wormaal jigéen ak protéger droit jigéen moo tax mu def ko xam nañ loolu nu mu fa demee muy Dubaï muy Chine muy Israël xam nañu yooyu daf fay dem gis nga sëy ak mala am na dëkku tubaab yi mu dagan sax zoophilie oui kon pour dire que ni ñaawteef yooyu mi ngi tasaaroo ci àdduna bi léegi nag en même temps tamit man d'accorduma injustice bi ñu bëgg a teg ci tuumaal ko Dubaï réew bu ubbeeku la rek di business waaw ku wut sa visa ñëw ko dugg sa benn hôtel wala benn maison close di def la neex loolu ci waa dëkk boobu man léegi nag bu fekkee par contre nag autorité yëg nañ ko xam ne am na ay jigéen yu fi ñëw di leen di def loolu li wóor ba wóor mooy dëkk yooyu yëpp daanaka charia mooy seen
base loi lii l'islam mënu ko maye kon autorité yi bu ñu yëgoon lu mel nii danañ ci teg loxo beneen bi tamit mooy bon bu ñu gaaw itam yàq deru ay nit ñu xamul xam nga woy 43 sénégalais mais ñan la ana seen tur kon man du ma gaaw di yàq suñu deru sœurs yi rek parce que nee nañ Dubaï rek ñu sénégalais yi ne ñoom dañoo doy waar non bàkkaar la ñan ñoo ko wax sénégalais yooyu lan la ñu def ña nga fa depuis kañ ak extra kon loolu lu muy laaj mandu comprendre enjeu yi ak mbiru xaalis bi ni mu demee ak affaire influenceurs yooyu seen rôle koo ci gis muy wax nga xam ni kii train de vie bi mu am ak nu muy dundee yomb na te liggéey xaalis bu dagan yombul beneen bi mooy que suñu autorités yi ñoom ñoo war a protéger population yi muy mag ak ndaw góor ak jigéen kon bu amee ay jigéenu sénégalais yu dem ci benn réew ñu tudd fa Sénégal ñoom consulat ba nga def enquête ba xam sénégalais comme ay jigéen lañu wax sénégalais yi fa nekk ñan lañu mais xam nga tam kuy def caaxaan doo dem sax consulat doo fa jaar de doo fa jaar feneen ngay jaar voilà mais consulat bi nañ jéem a def déjà benn enquête bu ñu identifier sénégalais yu fa nekk ku nekk ñu xam est-ce que da nga fiy liggéey wala da ngay tukki di ñëw et cetera déjà loolu moom responsabilité état bi la ndax jàpp nga ne lu yomb réglé la déedéet yombut a réglé non yombut a réglé te na nga xool bu ci kanamee tuuti fii ak une semaine dootoo ci dégg ñu wax la nga toogaat 2 ans nga déggaat benn affaire donc enjeu yi nekk dafa lëmusu de parce que des fois ay kilifa yi ñoo nekk ci ginnaaw jigéen ñooñu tamit ñoom seen bopp dinañ def tout pour bañ a feeñ beneen bi tamit mooy que ñi leen di jàllale foofu loolu yëpp souvent benn chaîne de complicité lay doon bu international branche bi day gudd yii branche bi day bugg te day gudd te ni ma ko waxee sama page Facebook yaramu jigéen dafa bokk ci économie mondiale bi tey jëfandikoo yaramu jigéen voilà dafa bokk ci économie mondiale donc li ci lëmasu yëpp xaalis bu bari la ni ci drogue amee xaalis noonu la ci yaramu jigéen amee xaalis ak arme ak yeneen donc ponkal yi nekk ci ginnaaw yooyu duñu def lu woyof daal duñu bàyyi tamit ku yàq seen yëf daal macha allah waaye mu am loo xamante ne rek du ñàkk aussi nga wax ci comme ni nga ko waxee rek ci wàllum influence jamono ji sénégalais dañu ko jël awi sa sutura morom tey bu génnee nga mel ni da nga ciy kontaan muy luy xamante ne mi ngi màgg suñu Sénégal tey bu doon conseil boo xamante ne yaa ngi koy partagé ak ñi nga xamante ne ñoo di sénégalais ngir ku ne rek mën a dellu si waat teguwaat ci li nga xamante ne tey moo di yoon bi ban kàddu lay doon imam mooy nañu ànd ak dal ak yar ak teggin nekk gor warmalante ku nekk di suturaal sa morom loolu dafa am solo parce que ku nekk soxla nga ko te ci nite la bokk te loolu suñu valeur de base la woon man de ba ma nekkee xale nekk tout tànk dama doon gis loolu ci mag ñi waaw sutura teggin bu amee loo xam ne lu ñaaw la ñu gaaw ko lijjanti pour bañ mu fees ci penc mi warmal nit ñi amaa léegi kon weejante yàqante der ñun bu ñu nekkee tout tànk ku ñu xam loolu ci yow dañ lay boddi bu ñu xamee ni da nga mën a jëw mën a yàq der ñàkk sutura ñàkk teggin nit ñi dañ lay boddi booy ñëw fekk nit ñi di waxtaan sax ñu noppi parce que dañuy xam ni nettalikat nga et cetera léegi nag yow seetlu nga ko léegi nag nettalikat ku rëy làmmiñ ko xam ne lu nekk lay sañ a wax mais kooku la nit ñi di waxtaan ci réew mi ma dégg nga démb diw ii moom nag dafa garaaw de moom la ñuy valoriser mais loolu tamit yéen sa sala wax na ci axir zaman mu ne ñi nga xam ni amuñu xel ñàkk kersa mu ne ñoom la nit ñi di déglu def leen ay champion ñi am xel nekk nitu dëgg ñu boddi leen teg leen fële waaw loolu la ñuy dund ni kon nag fi mu nekk nii ñooñu nga xam ni dañu amul kersa mën a weeje nit te loolu yëpp nag pour siiw am alal yéen bi saa sallam artu na leen alquran artu leen loo wax ci deru nit di nga ko layoog moom yowmal qiyaama yéen bi saa sallam ne kullul muslimi alal muslimi xaram maaluhu wa damuhu irdo mu ne ñett yi ku nekk ci yéen na ko sàmm ci moromam deram alalam ak maaluhu alalam irduhu deram maaluhu irduhu dignitéem alalam ak deram kon waaw wax naa alalam maaluhu mooy alalam wa irduhu mooy dignitéem beneen ñetteel bi kullu muslim ala muslim maaluhu wa damuhu ak deretam deretam maanaam bañ ko agressé gaañ ko léegi loolu la nit ñi def ne mën nañ cee def lu leen neex nit ñi njabootu yàlla lañ loo ci def yàlla mooy seen avocat na nga moytu tam tooñ parce que yenn saasam nee na
ki ñu tooñ ñaanam dara doxul diggante mag mu egg ci yàlla kon nag nit ñi loolu la ñu ragalatul nit ñi ragalatul ne bis penc am na bu ko defee loolu laa yedd nit ñi ma ne nañ toogaat suñu ànd wàcc nañ suñu ànd nañ delluwaat suñu valeur parce que valeur yooyu ñu amoon daf ñoo jigoon de baaxoon ci ñun léegi gis nga bu ñu ko commencé wàcc gis nga ni penc mi mel kon kay loolu baaxoon na ci ñun kon suñ mag ñi naxuñ ñu woon bañ ñu yaree ci valeur yooyu kon nag léegi nañ am fulla ak fayda dellu si balaa muy trop tard macha allah muy kàddu yu am solo yi nga xamante ne xëy na yëkkati na ko ngir képp koo xamante ne rek yaa ngi bàyyi xel nga jëriñu ci oustaz temps bi xooj nañu waaye xam naa dinañ jàppaat beneen jotaay ngir yëkkati waxtaan ak tudd nañ yaayam ci alquran parce que Mariam rek mooy jigéen bu ñu tudd ci alquran waaye Isaa mooy benn yonent boo xam ni yàlla dafa lëkkale turam ak turu yaayam alquran tuddee ko aaya ne moom ak yaayam aaya lañu siiñ lañu kawteef lañu léegi nag loolu laa gëstu ci téere bi ba jéem a seet lan la wund moom mooy téere bi léegi nag am na ñoo xam ni ñu ne Imam Kanté mu wax ci affaire Isa ibn Mariam ndax chrétiens yi mu ne déedéet Isa chrétiens yi moomuñu ko alquran wax na ci la ci alquran wax laay feeñal kon tooñu ma kenn wante damay def un débat religieux chrétiens yi suñu bëggee ñu débat ak man ci ñoom ni ñu gisee Jésus man tam ma indil leen ni ma gisee Jésus ci alquran te jullit am na sax droit jël doomam tuddee ko Isa aywa noonu Isa jël jigéenam tuddee ko Mariam macha allah muy lu am solo imam dañuy yaakaar naa ni kàddu yi am na solo dañu lay bàyyi rek nga joxe dernier kàddu yi ñu daal di tëj waaw ni ma bindee téere boobu bii mooy bi mu jigéen mais comme tam bindkat la da nga gis ne bii tamit avant bii mu génn nga bii nii tamit depuis 2 ans 3 ans yi ma ci bind ak ay article ci wàllu yëpp affaire mendicité infantile affaire bonne gouvernance ci l'islam affaire lépp daal loo xam ne rek dama koy jàngat ci l'islam moo tax ma tuddee ko imam et citoyen donc kii tamit ñaan ngeen am temps ñu ñëw incha allah may nañ ko yëpp di nuyu Sénégal 221 di leen wax saa yu ma soxlaa rek macha allah mbokk yi di kontaan bu baax a baax ci jàkkaarloo ak moom fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf. lu fay anti-guérisseuse soxna na fi Fallou Fall di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet dalay seetal ci alquran ndox suuf waaye yamul ci loolu yow mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi Fallou Fall yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi Fallou Fall ma nga ci cité Aline Sow golf wala nga jokkoo ak moom ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 551 34 82 wala nga woo ko ci 77 033 37 83